yi jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias benn waxtu jot na ñu jukkil leen xibaar yi. Barthélémy Ngom. li ci gën a fës ñàkkum kaaraange gi ci Sénégal ak xale yi ñuy fitna la kay faat doon lu métti ab kuréel jóg ne dafa doy tey ci suba la ñu doon amal ab manifester ngir sàkku ci autorité yi ñu dimbale leen ngir yëf yi mën a dakk nu mu gën a gaawee ñeneen ñi doon manifester ci suba di waa G7 ay syndicat jàngalekat lañu ca Thiès lañu doon amalee manifester gi mu di nag seen 7e plan d'action ñoom jàngalekat yi di wéy di sàkku ci ne na autorité yi respecté accords yi ñu xaatim ak ñoom ba noppi dogal gi njiitu réew mi jël ay lycée tuddee leen ay kilifa élèves ak professeur ya ca lycée bu Diamniadio nga xamante ne seen lycée ba Ousmane Sow la ñu ko tuddee ne loolee ñu ngi koy rafetlu bu baax donte sax am na ci ñoom élèves yi yoo nga xamante ni daal xamuñu ku ñu tuddee seen lycée ku mu tontu yu Bamba Fall jëm ci Aminata Mbengue Ndiaye mi ne parti socialiste dafay wéy di jàppale Macky Sall ci coalition bii di Benno Bokk Yaakaar maire Médina bi ne ko nag na ko leer ci boppam ne parti socialiste dana am candidat ci atum 2024 waaye Babacar Dione di ko xam-xamam màcc ci wàllum politique moom it tontu na Bamba Fall ne ko candidature boobu ñu bëgg boo moytuwul du yomb wala sax du mën a nekk. tàggat yaram des na ci ànd ak Youssouf Bodian tranche de vie tey ñu leen di xamaleek Moustapha Ndiaye dafa à la traité enfant de troupe la woon mujj gi nag mu doon présentateur journal ci rajo Dunia Gacha Richard Toll tey jii nag li mu bëgg te di ko ñaan bés bu yàlla sàkk mu dem aji Makka yéen kaay la ñuy jeexale daan ci ànd ak Mohamed Ali Mouba. ñu ngi rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias Abdou Thiam moo fare ci machine yi cas de viol yeeg fitnal bunduxataal yi ñuy teg tout tànk yi ab kuréel nag jóg ne dafa doy ci suba la ñu doon amal ab manifester ñu ne autorités yi la ñuy waxal ngir rek ñu dimbale leen ci mbir mi ndaxte boobaak léegi ñu ngi xeex te teewul mbir maa ngi wéy ñu ne nag jot na ngir ñu jóg ci Amélie Thiam kenn bokk ci collectif dafa doy ñu teewlu ko ci ak Adja Marie Thiam. tey marche bi li ko woon mooy ñàkk kaaraange gi ci dëkk bi ndax seetlu nañ ne xale yu bëri ñoo ngi leen di sàcc ñii ñoo ngi leen di rey ñii ñoo ngi leen di violé te du mujjee fen ak mag ñi nga xam ne ñoo ngi leen di rey marche bi daal li ko gën a tax a jug mooy insécurité bi nga xam ne ñëpp la soxal muy mag yi di xale yi donc looloo ñu gën a tax a jug tey ji dem nañ seeti bàjjenu gox yi seeti nañ président association yi mooy association ASC yi si koñ yi dem nañ aussi seeti ñi nga xam ne ñooy les femmes juristes association assistante sociale yi aussi seeti nañ leen imam yeeg chef de quartier prêtre yi ñëpp ñi nga xam ne mën nañu jàppale ci combat bi dem nañ seeti tey jii ñoo ngi woo le président Macky Sall mi nga xam ne moo jiite nguur gi moo jiite ministre bi yor wàllu kaaraange xale yi moo jiite aussi ministre bi nga xam ne moo yore kaaraange réew mi ñoo ngi koy woo mu gën ñu dimbali ci côté boobu ndax xam nañ ne mënul jël ginnaaw sénégalais bu ne mu teg fa benn policier waaye tamit ñoo ngi koy ñaan li nga xam ne policiers yi noonu la ñuy nekkee sur le terrain bu ay manifestation politique amee ñu gis leen tamit chaque jour xam nga loolu day dal xel chaque jour ngay gis police di patrouiller mu wóor la ne tey jii foo leen woo di leen jot te aussi ñu am centre boo xam ne on parle toujours du 17-17 mais 17 chaque jour boo ko woowee peut-être mën na am doo leen jot wala peut-être yow boo ko woowee le temps que muy réagir day yàgg comme le cas de États-Unis da ngay woote léegi ñu faj sa soxla donc je peux dire que tey côté boobu ñoo ngi ciy gën a ñaan nguur gi mu def si ay jéego. mu nekkoon Awali Thiam bokk ci collectif bi di dafa doy bi doon amal ab manifester tey ngir ñaawlu rek fitnaal bunduxatal coono noot gi ñuy teg tout tànk fii ci Sénégal ñeneen ñi doon amal ab manifester ci suba di waa G7 ay syndicat jàngalekat lañu ca Thiès lañu doon amalee manifester gi mu di nag seen juróom-ñaareelu plan d'action ñoom jàngalekat yi di wéy di sàkku ci autorités yi ñu respecté accords yi ñu xaatim ak ñoom Cheikh Anta Diop. ñoom ñëpp nag dikkoon fii ci buntu inspection d'académie bu Thiès secrétaire généraux syndicats yi ñoom ñoo jiitu. G7. oui les secrétaires généraux. ñu joxe départ bi enseignants yëpp topp ci ki nga xam ne mooy coordonnateur bi di Sewru Sène bokk ci syndicat bii di SAEMS wax ci turu syndicat yi. jàngalekat yi ñëw nañu wuy si li waral loolu nag parce que protocole d'accord bi xam ngeen ñu ngi ko xaatim le 30 avril 2018 ñu jàppoon ni quand même balaa ñu fay yegg gouvernement bi dina ko matérialiser te mu am ay poñ yoo xam ne poñ yu am solo la pour éducation nationale te kenn matérialiser gu ko. concours bi nga xam ne dañ ko war a def ci passerelle professionnelle yi bokk na ci corps des administrateurs scolaires bu ñu war a jëmal bokk na ci impôt yu 10 yoo xam ne ñu ngi koy teg ci salaire liggéeykat yi alors que ñëpp d'accord nañ ni logiciel bu ñuy utiliser du logiciel bu normal bokk na ci question CNEP bu Thiès bii nga xam ne professeurs yu ñu formé dañu wax ni dañuy créer le corps de PCMG en EPS te boobu ba léegi ñuy xaar décret boobu mu génn bokk na ci aussi système payoor wu agent yi liggéey fonction publique parce que moom sax nee na bi mooy ñetteelu plan d'action nguur gi nag war naa taxaw seeni mbir bu ko defulee de daañu xoolaat yeneen i pexe ngir mën a dàbbali seen
xeex. li ñuy def nii Thiès dina bokk ci lu ñu évaluer bu dee nag gouvernement bi bougé wul mais enseignants yi joxaat ñu beneen ndigal ci engagé combat bi mais bien sûr dañ koy gën engagé. mbooloo mi takk woon lool dikkoon fii ci diwaanu Thiès tey jii de enseignants yi ne nañ bëgg nañu lool ne nag mbooloo mi wuy si na leen. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop di woon 7e waaye ñetteelu plan d'action la mu di 3e plan d'action bi dogal gi njiitu réew mi jël ay lycée yu nekk fii ci Dakar tuddee leen ay kilifa ndax seen liggéey ak dayo gi ñu am ci réew mi élèves ak professeurs ya ca lycée bu Diamniadio nga xamante ni seen lycée ba Ousmane Sow la ñu ko tuddee di sculpteur ñoom nag ñu ngi rafetlu dogal boobu njiitu réew mi jël donte sax am na ay élèves yu bari ci ñoom ñoo xamante ne xamuñu seen lycée bi kañ ko tuddee kumu Abdou Diouf Diagne. lycée bu Diamniadio dina soppi tur daal di tudd lycée Ousmane Sow di artiste sénégalais bi nga xam ne mu ngi génn àdduna benn fan ci weeru décembre atum 2016 décret ba njiitu réew mi daal dina koy xaatim muy nag xalaat bu am solo bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Sarr di jàngalekat ci wàllu mathématique. lycée Ousmane Sow bi moo gën a am sens c'est beaucoup plus symbolique moo gën a am symbole ndax boo ne lycée Diamniadio c'est vague mais boo ne Ousmane Sow ndax élève mën na ci xool boo gën a am motivation gën a liggéey pour même roy kooku noonu représente le Sénégal un peu partout dans le monde et il fait aussi une très grande personnalité de ce pays. Mohamed Massali moom xamul kii nga xam ne moom la ñu fas yéene tuddee école am bile. xamoon koy Ousmane Sow mais yëg nañ changement bi mais xamuñu ba léegi Ousmane Sow bu ñu sañoon nag ñu dool ñu ay information daal wax na kan mooy Ousmane Sow ak lan la def ban war koo mën a tuddee suñu école. idée bi baax na parce que suñu turu lycée mënoon na doon comme yeneen turu lycée. waaw day fekk ñu xamul nu waaj nag. Ibrahima Guissé lu ni mel tamit la daal di nemmeeku ndongo li nekk ci classe terminale nag daal di nay def ay gëstu ci internet bi ngir daal ci am xalaat. waaw démb si guddi laa ko yëg démb dama doon jàng si Google Chrome ba si yàgg ma jot benn message WhatsApp ñun ma dañuy changé seen tur école tuddee ko Ousmane Sow léegi nag si la ma woon photo Ousmane Sow comme genre artiste la defar ay genre art daal ma ni ok xalaat bu rafet laa ko jàppee xalaat boobu na nga ko doon partage ak école bi waruñ ñoo jël xalaat bi direct. xalaat gi nag nga xam ne njiitu réew mi daal dina koy jël ngir daal di jox turu lycée Diamniadio Ousmane Sow ndongo yi ak jàngalekat yi ñëpp ko rafetlu wante ñoom ñooy ñuy sàkku nag ñu gën a yaatal waxtaan yi ngir bu ko defee ndongo yi nekk ci école boobu mën a xam ki ñu tuddee seen école bi moom mooy kan. RFM Diamniadio Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne ci décret boobule ba tey jàppale ne lycée bu Patte d'Oie Buldeuse ñu ngi ko tuddee kii di Aminata Sow Fall lycée bu Yoff ñu tuddee ko Ousmane Sembène lycée bu Wakam ñu tuddee ko Amath Dansokho lycée bu Mbao ñu tuddee ko Cheikh Hamidou Kane naka noonu it bu Diamniadio bi ngeen dénk sànq moom la ñu tuddee Ousmane Sow askan yi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk yi di Ndialité Sindiane ak it Sangalène ñoom nag ñoo xëy tey wàcc ci mbedd mi ñàkkum ndox moo leen ko yóbbee ñu ne sonn lañ lool ci jamono ji ca forage ya ca gox ga daanaka li ci ëpp dañoo taxaw ndaxte dañoo paan Ibra Modou Ndaw kenn ci ñoom ñu teewlu koog Babacar Diouf. buñ ko joxee population dañ ne jël leen seen yëfi bopp ngeen saytul ko seen bopp biñ ko saytoo suñu bopp amoon na li nga xam ne moom la ñuy wax brigade puits et forage amul benn weer buy jàll boo xam doo ko yët rapport financier rapport moral rapport yëpp nga ko yët mu xam fi nga toll ci xaalis xam fi nga toll ci activité xam fi nga toll ci lépp kon lan mooy ndey ji bàyyi dem di ko jëlaat di ko jox offort dem di ko signé ak benn fermier bu ñuy wax Aquatep te moom ñëw fi pour lu noot askan wi ñëw fi pour toroxal askan wi ñëw fi pour teg ñu gàcce su dugal ñu tooxi doona koo xam ne xamuñ fu ñu koy waxee moo tax ñu ne ñoo bañ ñoo lank waaw jigéen ñi amatuñu ndox te jigéen kenn ku ne bu amul ndox borom këram sonn na léegi ñu dem ci teen yi te jigéen ñii ñu mujj am tey ne suñu waajur yoon meloon ci dem rooti ne suñu waajur yoon meloon ci dem taxani ñoom xamuñu ko mënuñu ko du xas ñoom nag parce que maase wuñu ak loolu ku ci sa soxna dem ci teen bi ñaari yoon ñetti yoon jox la ordonnance te ordonnance boobu boo ko bëggee boole jël li day metti xale yaa ngi nii di jàng xale balaa jàngi dafa war a sangu xale balaa jàngi dafa war a sëlmu dañoo war a tàngal ndekki gi dañoo war a tàngal café gi bu ndox amul loolu du am. mu nekkoon manifester gi nga xamante ni askan yu fekk baax ci dëkk yi di Ndialité Sindiane ak Sangalène ñu ngi ko xëyee niki tey ji yeneen i askan di yu dëkk ci dëkk bi ñuy wax Caggal nekk ci département bu Diourbel ñoom nag fi mu ne nii mënatuñu nelaw ba yandoor la ko waral mooy seen suuf si daal la ñu ne dañu ko bëgg nangu ñu ne loolee nag mënuñu ko dégg ndaxte seen maam moo sànc foofule kañu tuumal nag ab kilifa diine la ci mbir mi ñu ànd ceeg Babacar Diouf. ñu leen di waaj a dàq ci fi nga xamante ni fa la ñu juddoo ab dëkk askan wi yeewoo Caggal di dëkk bu nekk ci Diourbel ñoom parewuñu jóge fi nga xamante ni fa la seen maam sàncal Saliou Diagne
kenn la ci ñoom. yaa ngi dégg bu ñu waxee mu ne ñàkk ngeen cagal ba ngeen ko ñàkkee yàgg na cagal suñuy maam yi mamaat mën na fee juddoo ñu xëy ñàkkee ko noonu xanaa Macky Sall sax bu fi ñëwoon soxla fi dara dana waxtaan ak waa dëkk bi deen salaamaaleykum maaleykum salaam nangam laa bëgg ñu ne kon ñu nangam lañ bëgg waaye wax dëgg yàlla bëgg a ñëw siif ay nit def leen comme ay xar jàpp leen yeew ci buum jiital yóbbu daral lii kat la ñu sëñ Assane bëggal te duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba nag. ñoom ñi nag jege lool commune bu Diourbel benn sëriñ daal lanu ne moom moo leen teg li leen naqari. sëñ Assane Fall lii muy def sëñ Abdoulaye bu daggee suuf si bor na ko bañ coowal communautaire yi daal ak commune moo tax mu def ko waaye ñëw di nangu dëkkub jàmbur te du nangu lu dëkkub jàmbur bàyyi laat ñàkk caaxaan la ko ñëpp tudde sëñ Cheikh Jëmb mi ku mu mënta dimbalee du jël sax moomeel sant ko lii muy def na bàyyi sunu suufas maam sii wala suñ ko mënta ban nañ ñu jox sunu wàll li ci des ñu jël ko dëkke bañuñu ko ndax sëñ Touba ak Cheikh Ibra lañ yaakaar ñooñee mu koy jox sëñ Touba ak Cheikh Ibra lañ yaakaar. jéem nañoo jokkoog sëriñ boobu nag ndax am ay leeral ci li nga xamante ni moom lañ koy tuumaal wante mënuñu koo jot lu ci mënti xew sunuy micro ubbil nañ ko ci bépp leeral boo xam ne ni bëgg na koo indi ci mbir mi. Diourbel RFM Babacar Diouf. RFM rajo askan wi. ñu tàbbi ci wàllum politique ak tontu bi nga xamante ni Bamba Fall tontu na ko jëm ci Aminata Mbengue Ndiaye mi ne parti socialiste dafay wéy di jàppale Macky Sall ci coalition bi di Benno Bokk Yaakaar maire Médina bi ne ko nag leer ci bopp ne parti socialiste dana am candidat ci atum 2024 waaye kii di Babacar Dione di ko xam-xamam màcc ci wàllum politique nee na Bamba Fall it na xam ne candidature boobu ñu bëgg du yomb wala sax du mën a nekk Pape Ziba. kuy xaar diggante président Macky Sall ak parti socialiste tas di nga xaddi loolu la Aminata Mbengue Ndiaye mi jiite jamono jile PS xamle maire socialiste bu Médina ne comprendre na position bu Aminata Mbengue Ndiaye waaye Bamba Fall di ko xamal ne PS dina am candidat wam ci 2024. defar la ci jublu ak rassurer président Macky Sall woon ko ni li fi tanoor bàyyi woon mu ngi fi ba tey dinañ la gunge ci deuxième mandat bi nga xam ni nag ñoom ñoo ko bokkoon wute c'est normal mu rassurer ko dinañ ci ànd ak moom waaye ci li jëm ci kanam moom du lu Ousmane Tanor Dieng moom lu parti bi moom la ndax parti bi ba ñu koy créé li ko taxoon a jóg mooy gérer pouvoir yi wala bu ko ñàkkee mu jëliwaat pouvoir bi donc tey discours bi mën na décourager ñi nga xam ni ëllëg doonañu yaakaar PS ñëwaat au pouvoir parce que ak nu mu mënti demee moom PS moom bii ñëw 2024 dina forcer dina xeex dina fexe nu mu jëlaatee pouvoir bi ndax PS am na cadre yoo xam ne tey mën nañu gérer état bi. candidat bu jóge ci parti socialiste jëm ci 2024 du lu mën a nekk jamono jile noonu la Babacar Dione di journaliste analyste politique gisee mu ne Aminata Mbengue Ndiaye dafa nekk ci logique. PS 2024 gisuma ko manoo bëgg lii bëgg la ren depuis 2019 da ngay ànd ak président Macky Sall falaat ko pour mu toog est-ce que da nga ko war a falaat génn mais comme accompagner ko ba nekk ci gouvernement bi man gisuma PS am temps préparer candidature parce que fii ak 2024 liggéey ak président Macky Sall ci programme rek nga mën a def beneen bi aussi dégg nga président Macky Sall ñoom ñëpp am na lu mu leen tege bu kenn wax ci 2024 ça veut dire que donc ñoom dañuy noppi ànd ak président Macky Sall ba tax na man li ma gisal PS conséquence la boo xam ne gisuma ñu am candidat bopp. Aminata Mbengue Ndiaye jàpp ci symbole la ca ngéeñeen dëkku kaka jiitu ci direction PS la xamle fu mu toll ne parti socialiste day wëy di gunge président Macky Sall. Pape Bess Diba bloc national des démocrates parti politique bu bees la bu ñëw dolleeku ci lu ëpp ñetti téeméeri parti politique yi nekk fii ci Sénégal ki nga xamante ni moo di Cheikh Tidiane Seck nekkoon coordonnateur cadre yu parti démocratique sénégalais ànd ak i nitam ñoom ñoo ko taxawal li nu bëgg moo di jot ci nguur gi ñoom nag ñu ne ci gannaaw kujje politique bi la ñuy rangé wu daañu amal sax ab tournée nationale su ko defee ñu gën a siiwal parti bi te dëgëral ko ci base bi. Cheikh Tidiane Seck président parti boobu la di BND ñu teewlu ko ci. PDS dañ maa dax foog naa loolu Sénégal gépp dégg nañ ko mosuma démissionné PDS mosuma bàyyi PDS waa PDS ñoo ma bàyyi ñoo ma dax donc bi ñu daxee man ak samay xarit ñu toog waxtaan créer benn parti politique boo xam ne suñu objectif moom mooy jël pouvoir bi démocratiquement élection bu am ñu dem participer ci pour mën a diriger réew mi selon les principes yi nga xam ne moom lañ gëm moom mooy des principes sénégalais. sos parti yomb na li jafe kay mooy nga am base. loolu est-ce que xam ngeen ko. loolu nag mooy sunu rôle comme ni nga ko xamee y a plus de 300 partis au Sénégal xëy na juróom lañ ci mën a tudd mbala juróom-benn dañoo fas yéene bokk ci les premiers partis du Sénégal et pour cela il faut une implantation nationale te bu soobee yàlla fi lekk at dinañ fekk ci commune bu nekk Sénégal dinañ fa taxaw pour avoir une représentation nationale te liy valoriser parti sax moom mooy dem élection donc balaa ñuy xam ñun ñooy ñan élection jot ba ñu participer ci élection yi pour nous peser véritablement. li nga wax léegi mooy da ngeen bëgg a conquérir pouvoir bi ndax ci camp nguur gi ngeen di far wala bokk ci camp kujje politique bi. non parti opposition lañu dañuy xeex ak nguur gi parce que gis nañ ne politique yi ñu développé yëpp bi fi président Macky Sall ñëwee ba léegi jëmalewul Sénégal fenn lu dul di ko delloo gannaaw donc ci opposition lañuy nekk xeex nguur gi pour véritablement conquérir le pouvoir en tant que
partis politiques. mais loolu est-ce que dana yomb ndaxte kujje politique bi moom front yi ci nekk dañoo bari. boobu nag suñuy instance dañuy réunir am nañu ay instance au niveau de nos statuts et de notre règlement intérieur dinañu réunion analyser la situation politique nationale xool ban pôle la ñuy dem ou bien dañuy créer suñu propre pôle yooyu yëpp mën na nekk donc loolu instance yi ñoom ñoo koy décider incha allah. mu nekkoon Cheikh Tidiane Seck di président parti politique bu bees boobule di BND bloc national des démocrates mi ñu sos démb gannaaw ñu wax ci leneen mu dip liggéey ñu sumb jëm ci grande mosquée bu Mbour liggéey ba nag li ko dalee atum 2008 ba dëgg nii dafa taxaw loolaa tax directeur général bu agence gi saytu wàllu développement municipal di sàkku ci njiitu réew mi mu dimbali leen ci sàkku it ci taalibe yi ngir rek lu ci waay mën def ko su ko defee ñu àggali liggéey ba Cheikh Issa Sall ci micro Abdourahmane Diallo. initiative yi ñu fi mos a jël yëpp pour affaire jumaa ji kenn ëppale ñu ci taxawaay kenn jiituwuñu ci plaidoyer bi tamit bokk nañ ci ñi ko porté woon ba président Macky Sall jël décision ne dinañu fekk ci liggéey bi jàppale ñu ci loolu tamit man mën naa seede fii ne bokk naa ci ay réunion yu bëri yoo xam ne madame Diouf architecte bu président mu nga ca woon am na réunion yoo xam ne Dakar lañ ko def am na yoo xam ne Mbour fii lañ ko def ci biir jumaa ji imam yaa nga fa woon ak waa commission bi géré jumaa ji ñu ngi fa woon waa collectivité Mandak ñu nga fa woon ñeneen ak ñeneen ñu ngi fa woon jumaa ji moom mu àgg ndam la pour waa Mbour yëpp sak la pour waa Mbour yëpp te mbégte lay doon également pour waa Mbour yëpp kon ñun ñëpp te pare nañ li ñu def fii ci jumaa ji def ko ci yeneen i jumaa pare nañ initiative bu jóg ñu ànd ci ñun ñëpp joxante loxo waa Mbour xajuñ ci jumaa jooju buñ ko songoo ñun ñëpp rek ku nekk def ci sa xol def ci sa xel waaw def ko sa yitte yàlla mën nañoo dimbali bu baax pour que jumaa ji àgg ci nu mu gën a gaawe donc ñun daal pare nañ pour initiative buñ ci dégg ñu ngi ci biir ñu fay jiitu waaye également porter plaidoyer pour que président Macky Sall jël Mbour boole ko ci programme de modernisation des cités religieuses bi bu ko defee ni mu ñu defaral jumaa Thierno Mansour Baro bi ñun ñëpp ñu kontaan si mu defal ñu ko grande mosquée de Mbour bi bu ko defee mu àgg fa mu war a àgg si barke Muhammad. mu nekkoon kàddu yi Cheikh Issa Sall njiital am dem jóge Mbour dem ba Fatick foofu nag ministre gi ñu dénk wàllum càmm gi dalloo na démb fale ca Ñaaxar benn centre boo xamante ni lakk tax a jóg daal mu di gën a suqali gën a meññi li nga xamante ni moo di élevage bi foofu li rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñooy yar ay béy ak yeneen yu ko demee am na sax koppar boo xamante ni jox nañ ko kuréel ga lu toll ci chèque 100 millions ngir jàppale leen ca liggéey ba ñu ànd ceeg Aminata Goudiaby. yarum bëy activité la boo xam ne ñi ngi koy def bu baax a baax ci région bu Fatick waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngatu ci wàllu woowu te féetee ci région bu Fatick léeg-léeg dañ doon jànkoonteeg ay jafe-jafe centre d'impulsion et de modernisation de l'élevage de chèvre bii di Simel ñu tabax ko ci Ñaaxaar buñ sukkandikoo ci ministre de l'élevage mu ne dana jàppale secteur boobu bu baax a baax ba mu gën a suqaliku Samba Ndiobène Ka. dans la région de jàppale filière bi nga xam ne moom la ñuy sàmmee béy gi bokkoon na ci mébétu gouvernement bi ndaxte centre bu ni mel day tax ba ñoom seen liggéey gën a am doole jur gi itam gën leen a mën a amal njëriñ dina tax itam ñu ci defaale ay formation yoo xam ne dana leen njëriñ ba ñu gën a xam bu baax a baax nu ñuy jaayee seen ay produits. et surtout d'assurer la formation des acteurs de la filière. centre bi nag région bu Fatick mi ngi ko am ginnaaw ab partenariat bu yàgg bu dox diggam ak région Nouvelle-Aquitaine ba nekk ca France. cette coopération boobu li ko gën a dëggal bokk na ci ay projet yoo xam ne dañ ko taxawal ngir gën a dooleel sàmm béy gi ci biir région bu Fatick loolu sax moom moo gën a tax ba sàmm béy gi gën a am doole ci biir région bu Fatick. dans la région de Fatick. ngir rek liggéey bi am doole ci biir centre boobu nguur gi jàppale na ci wàllu xaalis ñi nga xam ne ñoom ñooy association régionale bi yëngatu ci wàllu yarum béy Samba Ndiobène Ka. président de la république waxoon na leen dina leen may ngeen jënd junni béy bi may ñëw indaaleel naa leen chèque boo xam ne c'est 100 millions de francs pour loolu noonu xam ne moo leen ko digoon. laata centre bi nag ci weeru juillet bi ñu jógee moom ministre bi yor wàllu sàmm gi di Samba Ndiobène Ka ñëwoon na ci région bu Fatick doon inauguré marché habitat bi nekkee ci Ndiop loolu mu ne mooy wane ni nguur gi dafa taxaw ngir dooleel sàmm gi ci Sénégal Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby tey jii ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février ci la ñuy màggal bés bi ñu jagleel wàllum scout di scoutisme mu dib mouvement boo xamante ni la ko tax a jóg rek mu dib dimbale ndaw
ndaw ñi gën leen a tàggat su ko defee ñu gën a mun a dund en famille te tamit mun di dimbalante ndaxte dañ gis ne nit dafay war di dimbale mbokkam waaye seetlu gi moo di ne la taxoon a jóg mouvement boobu daal dafa mel ni dafa boo moytuwul léegi mu deltu gannaaw ndaxte ndaw yi scoutisme daa mel ni yëngalatu leen ñu dem ba ca Ziguinchor fekki fa Lamine Ba muy taxawal scoutisme ci 1907 ki nga xam ne nag moo di général britannique bi di Baden Powell lim ci jublu woon mooy fexe ba xale yi ñu amee caractère ak personnalité bu mën a tax ñu mën a jàppale seeni société bu sukkandikoo ci ay kàddu Papa Ousmane Niane bokk na ci ñi jiite scoutisme fii ci région bu Ziguinchor. benn kuréel la boo xam ne kii ay mag ñoo ko taxawal pour mën a encadrer ay xale di leen gindi ci lépp loo xam ne kii lu baax la maanaam li nga xam ne kii moom lañ commencé woon ci kër ga continuer ko ci école bi ñu ñëw ni koy mottali waaye dañuy jéem a fexe ba nga xam ne ki dañ ciy yokk li nga xam ne ki mooy ay valeurs yoo xam ne ki mooy valeur sociétale yi mooy valeur société bi société sénégalaise dañ koy tàggatal ci daal di ay valeurs yoo xam ne ki mooy jom fit kersa. ginnaaw buñ ko doxalee téeméeri at li weesu lii nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono ji mooy di scoutisme daanaka dooleem dafa wàññeeku Pape Ousmane Niane dañuy wax li waral loolee. jafe-jafe yi dafa tar xale yi ku ci formé ba mu xawoon mag tuuti mu ne la fi mu nekk nii sumay parents liggéeyuñu dama nekk en difficulté chômage baa ngi fi il faut ma dem wuti xëy donc ce qui fait que ni engouement bi nga xam ne amoon na amatul am na yu bëri yoo xam ne ki aussi bon je ne dis pas que ni responsabilité état bi la mais kenn ku nekk ci ñun muy parents yi muy société bi kenn ku nekk ñun am ci responsabilité maanaam xale yi aussi ils sont laissés à eux-mêmes dañu leen bàyyee seen bopp ñu ànd ak seen sago def leen neex ñun nag ñu ngi def li nga xam ne kii mooy li ñu yaakaar ne kii bu ñu ko defee bu ñu régler problème bi mais en tout cas mun nañ ci contribuer grandement. ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite scoutisme te Ziguinchor donte sax ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe waaye bëgg nañu wéyal liggéey bi ba gën a wasaare li nga xam ne moo di scoutisme. ñu mun a peut-être lëkkaloo aussi ak ñi nga xam ne ki ñu ngi ci école bi ba nga xam ne ki kenn ku nekk dina mun a am benn journée boo xam ne ki da nga koy consacrer au mouvement des scouts. Pape Ousmane Niane ak ñi mu àndal bëgg nag kilifa jàppale leen ba nga xam ne moo di seeni siège ñu defal leen ko jàppale leen ci ay moyens ngir ñu mën a animer bu baax a baax lii di mouvement scoutisme bi lee Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. RFM bitim réew ñu dem ca Gambie ak tuuma yi nga xamante ne tukkee na ci kii di Almami Tall moo yore kàddu UDP di parti Ousmane Darboe moom nee na Adama Barrow dafa tële mënul yore Gambie avocat bi bokk ci société civile bu Gambie sàkku na ci chef d'état africain ngir ñu respecté bëgg-bëggu CEDEAO maanaam daal fexe di def ñaari mandat dem su ko defee réew mi continent Afrique mën a am ab dal gannaaw ba ñu nemmeeku ne réew yu bëri jaxasoo nañu fi mu ne nii dale leen jaxase di wàllum politique Ndate Diop suñu ndaw la ñu yebal ca Gambie. respecté maanaam sàmmo comme ni ko CEDEAO tënkee ci wàllu ko mandat yi ci loolu ci la maître Almami Fanding Tall di woo njiitu réewu dendu Afrique waaye tamit ñuy sàmm seen kaddu. so li am solo daal mooy ECOWAS mu ngi doon wax ne dafa am ci protocole pour waxeeti du am ba pare mandat tamit dañ koo respecté two terms ñi nga xam ne ñoo amee réew mi di doxal dañu war di dégloo ñi nga xam ne dañ gis ëllëg wala pare yóbbu seen réew beneen place. moom mi yore kàddu parti bi di UDP bu Ousmane Darboe parti bi gën a mag fii ci Gambie di xamle ni ñàkk a sàmmook lu ni mel ak yenn ci loi yi nga xam ni moom moo tënk suñu réew yi moom mooy waral yenn jafe-jafe yi di am li koy firndeel ci Gambie yëngu-yëngu yi nga xam ni gis nañ ko fan yi ñu génn ak kuréel gi duppee boppam trieuse jot na. ñun wax nañ ne citizens si am nañ right because bi violence bi jógee expliqué nañ suñu position bu même leer ne waruñoo dal ci kaw citizens yi di leen jaay doole waaye lii yëpp li ko waral rek ba tey ci luwaay la foofu la gaay wéeru waaye luwaay yooyu mënoon nañ ko changer ba nga xam ne yow su fekkee da nga bëgg a génn da ngaa jox notification police ne leen bés sàngam liñ bëggoon a génn place sàngam. universitaire bi bokk ci société civile bu Gambie jàpp ni Adama Barrow mi jiite Gambie ci jamono ji dafa mënul. loolu moom lu sekkere foog naa ne Gambien si yëpp xam nañ ko ñu dul Gambien sax xam nañ ko parce que réew du affaire jàngukaay wala foyukaay affaire yi réew wala jiite réew loolu lu important la. amuk tiit lool ci réewam ak yokkute ga nga xam ni moom lañ ciy xaar muy sàkku ci réew mi di Sénégal ak njiitu réew moom ñu jàppale leen ngir ñu mën a génn ci gute gi nga xam ni ca la ñu nekkee Ndate Diop Banjul rajo Futur Média.
Youssouf Bodian nu ngi lay dalal. di la nuyu Barthélémy di nuyu auditeurs yi. waaw ñu tàmbale ko boxe wax ci tournoi qualification olympique Sénégal nam ko tàmbale dara ci baaxul. waaw ginnaaw kon Pape Matar Ndiaye kii di Matar Sambou moom la ñu éliminé démb doomu Algérie moo ko éliminé taxawaayam ci combat boobu ñu taxaw ci ak kii di Souleymane Mbaye mi nga xamante ne kon mu ngi indi jàngatam moom nekkoon ancien champion du monde bu boxe jamono yi kon mu nekk entraîneur kii di Khadija Timéra mi nga xamante ni moom it ci ay fan yu néew dina soobu ci mbir mi ñu déglu Souleymane Mbaye ci micro Soda Thiam. boxe Sénégal il faut ñu am suñu boxeur entraîné leen nekk ak moom ay mois et ay at soo jëlee ay boxeur ñu nekk ñaari semaine bëgg a def ay boxeur xam technique am xam lu mu am si boppam day jafe loolu moo tax que léegi nag le jour de la compétition suñu ñëwee pour défendre les couleurs c'est compliqué parce que xam nga soo amee coach ak boxeur il faut ñu xamante suñu xamantewul loolu mooy indi doo xam lu muy def doo déglu coach bi lu mu koy wax. Matar mi nga xamante ne dafa ñàkk léegi nii yow dafa dugg bu baax ci combat bi wala lan. dafa duggul ci combat bi parce que lu ma wax moom boxeur professionnel la xam nga boxeur professionnel boxeur amateur du benn léegi nag loolu moo nekk sur 3 rounds il faut nga def comme si ngay def 12 rounds léegi nag man loo ma ko waxoon c'est que soo nekkee professionnel da ngay bàyyi amateur yi dem yow soo nekkee professionnel nga dem mënul nekk amateur dem professionnel dem amateur loolu looy indi loolu. par rapport ak Khadija Timéra est-ce que mën nañoo xaar am satisfaction ci côté. waaw léegi nag Khadija Timéra dafa dem championnat d'Afrique zone 2 indil médaille d'or bon léegi nag dina souhaiter xalaat que mu ñëw ak technique am xam-xamam parce que moom mu ngi toog fii ça fait 2 ans di liggéey ak man donc léegi nag dina yaakaar que dina wane boxe nag waxuma day gagner ou mais dina wane boxe Sénégal. waaw il faut léegi nag il faut ñu supporter leen xëy na défaite yi dañ leen jàppee am si jom et inch'Allah ñu am au moins une qualification. muy noonu Souleymane Mbaye am yaakaar ni kon ñi des ci boxeuru Sénégal yi di ñett ñoom kon dinañu jéem a siggil Sénégal ci di des ci compétition bi kii di doomu Guinée bi di Ibrahima Béya Junior Diallo moom jàll na ginnaaw mu daanee benn doomu Guinée équatoriale ndaw bi kon qualifié ci 8e de finale yi war a dajeek doomu Congo dégg ngeen ko certainement suñu xibaar yi weesu Barthélémy Ngom ñu waxtaanee tamit ci actualité boxe ba tey ak Wilder mi nga xamante ni mooy dajeek Feury 2 combat bu am solo ñu koy xaarandi niki tey di ñaari poids lourds yoo xamante ne kon ñu ngi war a jongante tey ci ngoon di ay boxeurs yoo xamante ne kon dañoo ràññeeku seen face à face tàng lool ba tax na ñu jàpp ni kon combat bi moom it. dana ne waaw bu am solo lay doon Barthélémy. waaw ñu ngi koy xaar Youssouf Bodian wax ci wàllum football ak fukk ak benneelu journée bu Ligue 1 ni ki tey lañ koy tàmbali. bokk na ci match yi kon AS Douane mi nga xamante ni kon mooy 3e mooy dajeek Jaraaf mu Ndakaaru Jaraaf mooy 4e stade Ibrahima Boy lay doon ca kon Njaareem 17h. derby bu département bu Rufisque na dox diggante ñi di Tëngëj FC jiitu ak Génération Foot mujj ci classement bi 16h30 lay doon stade Galandou Diouf jàppale ni kon champion en titre bi di Génération Foot dina jéem a kon defaraat taxawaayam kanam leader boo xamante ni moom fukki bëccëg a ngi nii kenn mënu ko daan Dakar Sacré-Cœur 2e di dalal AS Pikine ca stade Abdou Barry 16h30 lay doon bu 17h jotee ca Saly Jàmbaar dina dajeek NGB 11e journée bi suba lañ koy àggali dimanche bi 17h Stade de Mbour SNEPS US Gorée Casa Sport Njàmbur bu Louga Mbour Petite Côte Ligue 2 bi ñoom it seen 11e journée tey lañ koy door Stade Marius Ndiaye Stade Massène Sène plutôt bu Fatick Jamono Fatick Thiès FC Renaissance Sonacos Stade Alassane Djigo bu Pikine dimanche bi la ñuy àggali match yi bokk na ci match yi Linguère mi jiitu di dalal Demba Diop fële ca stade Mawade Wade Barthélémy. ñu dem ca Angleterre ak léegi tey ñu door li nga xamante ni moo di ñaar fukk ak juróom-ñaareelu journée bi. door na kon ak match bu njëkk bi diggante Chelsea ak équipe bu Tottenham ci mi-temps bi kon Chelsea moom moo mënee benn bal ci dara. kii di Olivier Giroud di doomu France moo dugal bii bu njëkk bi kon ci wàllum Chelsea ci 15e minute bi la ko dugal 1-0 la kon ci mi-temps bi ci kanam tuuti nañ dooraal seconde période bi li am solo ci match boobu mooy Chelsea mooy 4e Tottenham topp ci moom te Tottenham kon benn poñ la ko Chelsea ëppale laata match bi kon ñeenteelu place bi la ñuy xëccoo
beneen choc bi ci wàllum Premier League ñu koy xaarandi 17h30 Leicester bi nekk ci ñetteel place bi mooy dalal Manchester City ñoom ñooy deuxième match boobu kon am na solo ndax Foxes yi ñoom ñooy waa Leicester waa City ñoom ñoo leen ëppale ñeenti poñ Liverpool mi jiitu Liverpool bu Sadio Mané altine lay jongante digganteem ak West Ham. yeneen match yi ci yeneen championnat yi Espagne lañ koy dooree FC Barcelone moom mooy dalal Eibar bu 15h jotee Real Madrid mi ko rawee benn poñ moom 20h lay football fële ca Levante. ca Italie bokk na ci match yi gën a fës tey Juventus mi fekki Spal Milan fekki waa Fiorentina ca Allemagne Schalke 04 bu kon Salif Sané ñëwaat kon ci jongante yi ginnaaw gaañu mooy dalal Leipzig bu 17h30 jotee Borussia Dortmund di fekki Werder Bremen match boobu 14h30 lay doon ñu jeexale ko ak France Olympique Marseille Nantes 16h30 lay doon bokk na ci yeneen match yi Lille Toulouse 19h ba tey Monaco dina fekki waa Dijon. ñu wax ci wàllum judo Youssouf Bodian championnat bu Sénégal ci suba ak léegi ñu ngi koy jongante fële ca Thiès. téeméer ak juróom-benn fukki judoka yu bàyyeekoo ci léegi nekk ci réew mi yëpp kon ñoom ñoo jongante foofu la ca Stade Lat Dior jongante yi nag ñaari fan lay doon suba la jeex ci dimanche bi di occasion ngir ñu xool tolluwaayu kon combattant yi nga xamante ne ñuy bàyyeekoo fépp ci réew mi waaye tamit xool yan judoka la ñu mun kon dugal ci équipe nationale yi. ñu ànd ci ak secrétaire général bu fédération sénégalaise bu judo Massata Diakhaté. au plan technique occasion la pour que judoka yi mën a ku ci nekk aussi nga xam fan nga toll parce que saison bi bu tàmbalee ak léegi am nay compétition yu jënd jàll waaye championnat du Sénégal dafa doon événement boo xam ni moom la ñuy woowee si tubaab événement phare de l'année boo xam ni ci la ñuy defee sax mën naa ne luy tubaab bi di woowee ranking pour xam élément yu nekk catégorie bu nekk kii mooy premier kii mooy deuxième kii mooy troisième vraiment mooy référence. bu weesoo yeneen compétitions yi nga xam ne c'est des compétitions à dimension internationale yu ñu organisées à Dakar donc boobu mooy premier élément bi beneen élément bi aussi c'est l'occasion pour la fédération et l'équipe technique de pouvoir continuer à renforcer la détection et de voir les nouveaux profils les nouveaux se font découvrir en général à travers ces championnats. mu ngi noonu kon championnat yooyu di wéy jàppale ni ki di Mbagnick Ndiaye nekk champion d'Afrique en titre ci góor ñi ci plus de 100 kilos yi moom kon jotul bokk ci championnat yooyu li ñu wax mooy mu ngi ca France problème calendrier kon moo tax mënul bokk ci championnat yi karaté ca Bawol open bi ñoom it tey la ci samedi bi incha allah dinañ ci ñëwaat ci sunu yeneen xibaar. waaw ñu jeexale wàllu basketball. ak championnat national deuxième journée bi ci góor ñi jàppale ni kon champion en titre bi di AS Douane moom mooy dalal Louga basket club bu 18h jotee Sadio Marius Ndiaye lay doon UGB bopp 15h30 ca Ndar ca dimanche bi jàppale ni am na ay match diggante ASFA USO AS Ville de Dakar ak DUC ci jigéen ñi AS Ville de Dakar mi yor kon raaya bi moom mooy daje ak CMT bu Ziguinchor di promu ren la yéeg ci national 1 ISEC bopp bu 16h jotee lay doon Saint-Louis basket club moo fay daje ak Mbour basket club 17h lay doon Barthélémy. jërëjëf Youssouf Bodian gannaaw ba fanweeri simili ak ñett bootoo ci benn waxtu mbokk yi ñu tàbbi ci tranche de vie tey ñu leen di xamaleek kii di Moustapha Ndiaye dafa à la traité enfant de troupe la woon mujj soppeeku doon présentateur journal ci rajo Dunya ga ca Richard Toll tey ji nag li mu bëgg yëpp te di ko ñaan yàlla bés bu yeewoo moo di mu aji Màkka ñu ànd ceek ak Mamadou Diagne. Moustapha Ndiaye laa tuddee. Moustapha Ndiaye mi ngi judd ci atum 1952 ci Richard Toll mu nekkoon xale bu bëri ay yëngu-yëngu moom mi nga xam ni cursus primaire am yëpp mi ngi ko defee ci dëkk bi nga xam ni fi la juddoo gannaaw ba mu amee certificat ci at moomu sax la daal di admis concours ngir dugg ci école militaire préparatoire bu Ndar mu nekk tey Prytanée militaire école boo xam ni fa la génnee ak baccalauréat donte la sax métti woon na trop ci moom ngir mu adapté wu fa. école bu métti la woon nag métti la woon say soogaay ñëw dañuy wax bizutage xam nga anciens yi moom ñi fokk li ñu leen wanoon ñu wan la ko daañ la sonnal daañ la dugal ci mbalk ndox yi daañ la tëral ci suuf jël matelas teg sa kaw lu nekk daañ la ko def mais yooyu yëpp pour toj sa xol la rek ñun nag suñu jamono presque ay soldats la ñu woon parce que lépp lu soldat def dañuy def parcours du combattant dañuy dem champ de tir dañuy dem marche dañuy def combat de nuit lu nekk lañ koy def dañuy def parachutisme bon presque soo fa jàngee ba sa cycle jeex da ngay def sa brevet para. mu bokk ci promotion 1968 Moustapha Ndiaye di ñu xamal ne am na cofeel ci école militaire boobu donte def na fa ñaari fanu kaso ngir benn article
article boo xam ne na mu ko bindee jaarul yoon article boo xam ne dafa waroon génn ci journalu école bi nga xam ne mu ngi tuddoon ci jamono jooju la voix de l'enfant de troupe. dama bind benn article bi ma defee sama analyse ba pare may def recommandation bon j'ai mis le terme là il faut commandement a très mal apprécié ça non seulement l'article a été retiré du journal fekk nañu def tirage bi yëpp ba pare ils ont retiré le journal ils ont retiré l'article du journal et ils m'ont appelé maanaam ni ma yow nan nga mën a xalaat ni gone élève dana di jox ordre ay autorités yu day na ay autorités de la République donc non seulement article bi dañ koy dindi mais tu as commis une faute tu as été sanctionné si lañ ma yóbbu ma def ñaari fan ci kaso bi comme ça mooy loolu moom soo fa génnee dootoo ko defaat waaw bi ma génnee defaatuma mais j'étais quand même toujours dans la rédaction. gannaaw ba mu fa génnee ak baccalauréat Moustapha Ndiaye daal di dem si université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal di fay suivre lii nga xam ne mooy histoire ak géographie si bërëb bi la sax yàggu fa ndax ñaari at la fa def daal di dem nekk lii nga xam ne mooy jàngalekat métier boo xam ne tax na mu daal di jàngale fu bëri si biir Dakar ak si zone nord bi fi nga xam ne sax si la jëlee ab retraite ci CEM numéro 1 bu Richard Toll gannaaw ba mu defee fanweeri at ak ñeent si wàllum service Moustapha Ndiaye daal di nay nekk présentateur journal waaye tamit nekk animateur rajo. émission éducation ñu tuddee ko l'éducation notre credo Alioune Gningue qui est actuellement chef du desk sport moom moo ko négocié woon mais bi mu ko négocié ba pare dafa ñëw ni ma yow yaa koy animé boobu ba léegi 2007 à aujourd'hui man maay animé cette émission là di ci invité jàngalekat yi di ci invité ndongo yi di ci invité parents d'élèves yi képp nga xam ne rek njàng mais également yenn saa yi nu waxtaan ci actualité bi grève yi lan la man yàq lan mooy rôle parents d'élèves et cetera yooyu yëpp dañ koy waxtaan ci biir émission bi. mu bokk ci association yu bëre moo xam lu jëm ci wàllum tàggat yaram wala sax ci wàllum diine kii di Moustapha Ndiaye mi ngi xam ne ni lenn lekk moo ko dese ci dundam mooy daal di dem aji Makka. moom rek laa bëgg a dem borom barrière or bi ma jàkkaarloog moom waaw loolu rek laa bëgg parce que li ci des yëpp macha allah. Mamadou Diagne fii ci Richard Toll ngir rajo Futur Média. Touba Darou Salam Karo, Savon de Marseille Alphé, Expert Groupe Voyage, Sengam Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu dalal Mohamed Ali Mouba.